asalaamaaleykum maa ngi fii ñëw di leen di jottali lim bii ñu jot tey ci mbas mi tudd Covid 19 ci bésu tey bii di alxames di fanweeri fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na résultat yii ci examen virologique yi ci junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak benn dellusi nañu am doomu jàngoro ji yooyu nag ñu ngi tëddee nii ñeent fukk moom la ñuy wax contact yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di saytu fukk ak benn moom la ñuy wax transmission communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi benn ca Mbao benn ca Maris juróom-ñett ca Touba Mbacké benn ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent biñ leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom wër nañu ñu ngay jógee ci bëju forikaay yi ñuy wax dalal jàmm juróom-ñaar wër nañ fa Touba juróom Ziguinchor ñett Fann 3 ñett Diamniadio benn ñaari cas grave ñu ngi ba tey suñu service réanimation yi ca hôpital principal ak ca hôpital Fann ñi nga xam ne ñoo fa tëdd des fa seen wér-gi-yaram mi ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ba mbas mi ñuy wax Covid 19 duggee ci suñu réew ba léegi am nañu juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent wër nañu juróom-ñeent génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñu dese tey ci ñu ñuy faj juróom téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ñu gën a topp digtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee kenn du am doomu jàngoro ji duñu ko wàllante mbas bii ñu naan Covid 19 génn ba faw si suñu réew bii tudd Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. ñu koy sant di ko gërëm directrice générale de la santé Marie Khemesse Ngom Ndiaye vraiment nos encouragements tous nos encouragements di leen encourager di leen ñaanal gudd fan ak wér yàlla jàppale leen ndax ñoom tamit ñu ngi abattre liggéey bu monstre la ñuy def tubaar fakàlla di ko dalee ci ministre bi ak équipe bi mu àndal yëpp xarit ñu seetaan ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyu di leen ñaanal kendalu jàmm ak salaam di ko ñaanal mboolum jullit ak doomu aadama bi jaay seedil bu jot di wax rek ni mbas mi nga xam ne mi ngi fii ñëw di jaamu yàlla yal na ko yàlla seppi sànni ko géej bu mu dem fenn waaye suñuy dëkkandoog ñëpp na jóge fépp rek tubaar fakàlla dellu si waat ci plateau alxemes bi ñu santee tabaraka moom mi ñu may wér ak talak fekkee ba ñu dellu si waat tey ci alxemes gi fas yéene tëju semaine jeeg ak këram ndax xam ngeen ne altine lay door ba alxemes bu ñuy tëj nag dañuy daal di def li nga xam ne mooy saytu wér gu yaramu njaboot gi ki nga xam ne moo koy saytu nag ci équipe bu jeeg ak këram di Zeynab Mbow nga xam ne mooy dox jéego yooyu tubaar fa kàlla ci wér gu yaramu njaboot gi tey nag mu ngi fi ak invité am docteur Rahim Dia di thésard en pharmacie mi ngi fi moom la invité am na beneen casquette itamit pour wax leen ni leen nekk xale du tere nga am jom du tere nga xam fi nga jóge xool fa nga jëm su boobaa yàlla mën na laa suturaal sàmmal la boppam ndax nag gannaaw moom moo ne jox ma sa ndaw sa mag ma rafetal ko muy tabaraka kon defe naa ne def na li ko war foofu rek lay yem ndax mi ngi ci plateau bi ak Zeynab buñ ci jógee danañu recevoir Mouhamadou Lamine Thiam Nabi Rasoul ci fait de société yi moom it préparé na plateau am ak invité am waaye laata boobu yëpp
dañuy dellusiwaat rek ci plateau bi di nuyu nag ñi nga xam ne ñu ngi ci gox yi fasantikoo yi wër Sénégal yëpp muy sénégalais yi nekk à l'extérieur gox yi wër Sénégal adduna bi yëpp rek fu fa sénégalais nekk rek na la biral ni suñu xel a ngi ci yow ñu ngi lay ñaanal ñaanuñu fàtte la ndax nag kenn du fàtte sa bopp ñu dellusiwaat ci plateau bi comment tu vas la plus belle. Je remets mon masque. Je te laisse parler waaw. nuyu naa la di nuyu mbokku téléspectateurs yi bu baax a baax. di leen dalal rek comme ni ma koy defee chaque jeudi ci seen chronique santé. ñu ñëwaat rek ci feebar bi fi dugg muy depuis le 2 mars ba tey feebar bi mu ngi fi. vraiment ñuy ñaan yàlla comme ni ko taa Francisca waxee sànq. ñu ñaan yàlla seppi ko fi mu jóge fi bu gaaw. ñu nekkaat ku nekk jëlaat ay activités am ku nekk nekkaat ci ay activités am yàlla mën na ko te xam naa ne dina ko def bu soobee yàlla di leen jéggalu rek ci weeru koor bi. di leen baal ak te baalu ak bu baax a baax. di ñaan yàlla lépp lu ñu ñaan ci koor gi rek yàlla nangul ñu ko. amiin bi jeex si bu jot tey nag ni taa Francisca waxee dama am invité bu xaw a spécial il est spécial ñaari casquette la am nee naa ko da nga doon ñaari yoon docteur parce que dafa doon docteur ci kayit yi ci lijaasa yi jax koo jàng doon pharmacien waaye tamit doon docteur ruux yi ndaxte macha allah soo ko joxee micro mu tagg yonent bi salallaahu alayhi wa sallam tagg yàlla waaye tamit tagg Mawlana Cheikh al Islam muy Baye Niass. xam naa ne ku ko gis rek dina ko xàmmee. Rahim Dia waaw seen signature bopp lañ yor macha allah. Rahim Zeyna, remets ton masque. D'accord. Zeyna, comment vous allez? Donc fi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والقاتم لما سبق الناس الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقدار عظيم وعليكم من كل خلق سلام ضيف خلقي لا يطول الليالي نوره أول الوجود الوجودات فهو أصل الأصول والأنجال لم يزل نوره بعين إلهي في انتقال في الكون بعد انتقالي ثم أتى وتجلى نوره في عبد الإله العالي عاشقره نسان ياز الأنوار له من أدي البهاء والجمال خال أما الألم فالموت أولى من حرام مقال آل الكمال أتف الله وصله بنت وابين وانيا لا بذاك الوصال كم أتلها بسائر ويحبلا برسول يالو لآل المعالي هنا في بدنها سواقا رسالي نتوى أصله مفاد الغالي وبدا درة اليتيمة حسنا ومع اليمن في رقاء البالي يا أبا القاسم الكريم وإبراهيم عبد الإله يا ذا الجمال صلى الله عليه وسلم بين بكم ثم منكم وإليكم دعوتي ثم مطلبي وسؤالي بالبطول صلى الله عليه وسلم فضل رقية عيدا أم كلثوم زينب المفدالي وبالسبتين علي
والكمال قد أراد الإله إسقى بني سين أنكم تلتم سادة أنصاري حبكم قد برا كبودي وأضنى جسدي أهل بيتي آل النوالي صلى الله عليه وسلم macha allah. sallallahu dalal jàmm ci plateau bi Rahim Dia. neex na lool. yow docteur malaat bu ñëwee boo sikree rek ñu kii ñu wér. ñu wér sonn bu ñu ñëwee boo defee nii rek mu wér. ñu wér. Zeynab. xam nga nag biñ koy présenté nee nañu thésard. ñu bari xamuñu lan mooy thésard en médecine. ñu bàyyi leen rek ngeen njëkkee ci loolu man maa ngi toog di centraliser. d'accord may wax rek ne dafa jaar fac médecine. di waajal jeexal. muy dernière année mu war a soutenir ren. waaw bu soobee yàlla si kàttanu yàlla. ñu dalal ko rek si plateau bi si ñaari casquette yi nga xam ne moom la am. docteur tey soo gisee chiffres yi nga xam ne moom la docteur Marie Khemesse joxe tey. évolution bi ban interprétation nga am si feebar bi fu mu nekk nii jamono ji ñu toll. waaw asalaamaaleykum. ñu ngi tudd Abdourahim Dia. nekk étudiant. département pharmacie option biologie. waaw comme niñ ko waxee rek. bu ñu xoolee études yi par rapport ak récemment li corona cas positif yi nu mu bëree. hier comme on le dit 59 tey nga am 51. kon loolu mooy wane ni liñ gën a fonk santé Sénégal fii nii. te loolu noonu ça veut dire que ni barke la. aussi tamit ñu def en sorte que ni barrière préventive yi. ñu ngalla ñun citoyens yi ñu jëm ko respecté. mesures préventives surtout ñu jëm ko respecté. à savoir porter masque bi. lii di laver les mains régulièrement. ainsi que distanciation sociale bi que ça soit 1 mètre ou bien 1 mètre 50. parce que loolu noonu moom mooy première fardeau bi nga xam ne tey mën na éradiquer virus bi. te loolu baax léegi nag ce qui par rapport ak li nga xam ne ni agent de santé yi ñoom ñoo ko war a def. bu ñu leen joxe confiance ak matériel qu'il faut rek gëm naa ni ça donne objet ak bu ñu gisee cas yi ni muy wàcce loolu sant yàlla la. macha allah heure bii daaw dañ doon wax les comportements à adopter si mois de Ramadan. mais ren dañ naan les comportements à adopter non seulement si mois de Ramadan mais aussi dans ce contexte bi ñu nekk. muy contexte de pandémie. yan comportement lañ war a am. waaw par rapport ak comportement bi. je dis que ni si pandémie bi ak nu mu demee nii. parce que lépp dafa changé. que ça soit couvre-feu bi de 8h de 7h à kii nii 20h loolu dafa am lu bëri loo xam ne dafay changer. surtout ce qu'il faut se présenter mooy par rapport ak hygiène de vie bi. parce que man foofu laay gën a wax. parce que en tant que pharmacien premier approche bi ñuy def mooy hygiéno-diététique bi. donc ñun ñi même bu ñu mënuloon def régulièrement sport comme ni ñu ko doon defee. ñu def le maximum possible même bu dee marche 30 minutes la bi ngay def sa alentour bi. wala nga am yenn genre matériel ay yi nga xam ne sport la. loolu ça va pallier activité physique ah dinañu jàppale bu baax waaw loolu dina ci baax. léegi aussi tamit ñu fas yéene respecter au maximum 3 repas yi nga xam ne ni moom la ñuy def après kii bi ndogu bi que ça soit ndogu bi ak reer bi ak xëdd bi. parce que loolu noonu dafay au moins ce système immunitaire da koy gën a renforcer. gën ko on sait que ni virus bi c'est un virus qui est opportuniste c'est-à-dire moom fi muy agir la plupart dafay fekk ñi nga xam ne ni tey. dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu seen wér-gu-yaram. léegi nag moom moo tax foofu noonu boo jéemee respecté ak il faut utiliser fortifiant yi lekk légumes yi ak def le maximum possible daal surtout par rapport ak ñetti repas yooyu noonu am na lu bëri lu muy pallier. maa ngi lay dégg sànq yaa ngi wax fortifiant maanaam ñun on doit plus xool suñu système immunitaire lañ war a gën a xeex bi fa lañ ko war a gën a appesantir. surtout foofu parce que je me suis dit que ni. comme tey ki nga xam ne dafa woor benn 14h à 13h30 yooyu noonu. dafay xaw a metti pour mu mën a retrouver lépp aptitude boobu noonu. d'accord léegi nag li lay permettre nga mën a retrouver loolu noonu mooy nga def le maximum possible par rapport ak repas yi nii nga jéem ko respecter. mais aussi manger des légumes. loolu da ci baax aussi jël des fruits. parce que fruits moom amul app ñi nga xam ne nag dañoo am ay feebar. comme diabète yu mel noonu. kooku ñu dem gis seen médecin approprié. mu expliquer leen xool leen ndax. jox leen un régime man dama koy faral di wax mangeons coloré maanaam li ñuy lekk na am légume. ba pare soo paree nga lekk fruit. den si am solo maa ngi lay dégg sax ngay wax hydratation bi naan ndox mi tamit. surtout naan ndox bi loolu lu baax la ci. parce que je me suis dit que ni surtout bu ñu étaler lu ñu war a naan ndox ci diggante
bi ngay rupture ak bi ngay xëdd kooku am na lu mën a lëm pallier mais nag di wax sénégalais yi bu ñu profité wu ci rupture bi rek juste rupture bi rek nga bëgg a avaler lépp de lekkandoo lépp dafay metti maanaam bëgg a remplacer ndekki añ ba reer ba finalement tu vas pas dormir la nuit tu te gaves doon nelaw guddi doon nelaw quand tu as le ventre trop plein finalement ay reflux la lay indil wala beneen complication c'est ça le problème effectivement foofu noonu nag il faut que ñu def le maximum possible pour jéem a étaler lu ñu war a lekk mais aussi naan ndox régulièrement pour mën a permettre digestion beeg ak lépp li nga xam ne ni yaram bi war na ko jël te loolu lu baax la ci mboolem Sénégal. D'accord alors tey dernière question xam naa fii laa yem ak yow ci question yi parce que beneen nee naa docteur ñaari yoon nga beneen da nga ko bëgg a zikruloo encore daa war de dafa metti bon léegi traitement bi yaa ngi dégg fan yi passé ñu ngi wax benn molécule artémisia ban vision nga ci am jóge nañ ci hydroxychloroquine ñu ngi ci waaw boobu noonu comme je pense que ni vision bi ñu ci am mooy comme li professeurs yi ñu ci am gën a la wàcc sa masque docteur de façon très générale parce que comme artémisia xam nañ ni que ni ici au Sénégal c'est pas encore essayé développé kon donc ñu ngi sous-entendre que ni wàllu Thiès lañ ko gis yu mel noonu nañu bàyyi scientifique yi surtout les biologistes ñun ñu liggéey ci bu baax ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu pharmacopée ici au Sénégal buñ defee ak waa botanique waaw ak waa botanique surtout ñoom madame Badji ñoom professeur Bassène buñ ci defee étude bil faut buñ ko émettre état bi rek gëm naa ni ñoom dinañ ci am ay éventualité récalcitrant yi nag loo leen di wax parce que c'est vrai que ñu bari ñu ngi respecté comportement yi parce que soo xoolee résultats yi pourcentage yi day wàcc je pense 10 lañ jógee woon 7 ba fu mu nekk nii 4 donc je veux dire que sénégalais yi ñu ngi respecté mesures yi mais ba tey dina am ñoo xam ne ay tête brûlée la ñuy doon waaw tu l'as dit hein tête brûlée foofu dina metti parce que comme on le dit rek loolu alquran moo ñu ko njëkk a jàngal fa zakkirina zikra tanfa'u mu'minin mu ne ayez l'habitude de rappeler parce que c'est bénéfique pour le musulman. D'accord. Parce que rappel boobu noonu waaw la répétition est pédagogique comme ñun ni ñu koy waxee. De plus en plus agents de santé que ça soit infirmier bi que ça soit le pharmacien que ça soit le médecin bu ñu xeeb suñu moment yi ñuy waxtaan ak suñu population. ba ca biir kër gi di leen wax ne ni tey feebar bi ça existe. parce que Sénégal moo am benn genre idéologie boo xam ne ni la plupart. bu dalul seen proche rek duñ ko comprendre. Alors que loolu noonu ça existe bel et bien. ça existe bel et bien. Il y en a qui disent qu'ils n'y croiront pas tant que gisuñu ko. voilà te pour dire vrai xëy na peut-être ministère de la santé ak anonymat yi ñuy demee c'est juste pour le respect de la personne. ak ñun ñi moom moo tax ñuy bañ a def yooyu. mais nañ xam ne ni maladie bi ça existe. et que ñu jël suñu matuwaay qu'il faut balaa nga xam ne ni tey dinañu sonnal. et aussi apaisanté wu sur les cas communautaires. parce que foofu noonu. moom moo gën a parce que quand on perd vraiment continuité fil bi ça devient compliqué. effectivement et c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que tey mënoo jàkkaarloog nit ki ou bien benn porteur sain qui est asymptomatique maanaam ki nga xam ne yor na jéego feebar bi waaye manifesté wul benn signe. mënoo koo xam fekk defuñu diagnostic yi. kon donc nañu respecter mesures préventives yi surtout. comme instant yi moo doodu moo restons chez nous. nañu dellu suñu kër yi dem toog fa bu dee amuñu activité yu nécessaires yoo xam ne war nañ ko def. D'accord. après en tout temps ñu bàyyi ko ci loxo. personnel de la santé. moi j'ai une question parce que balaa muy dem wala xam naa ne zikr bi moo ci topp foofu lay tàggoo. mais nga wax ñu un message à lancer envers les jeunes je fais ça parce que mon médecin d'entreprise Mbaye Diop nee na bu ñuy wax mën nañu wàccee parce que c'est vrai que tu suffoques sooy amoon message booy lancer à la jeunesse parce que léeg-léeg surtout weer bi ñu nekk yow ñu ne la jaamul yàlla defal lii abstinence nangam et puis ainsi de suite yow nga ne doo woor fu mbaxal neexee yaa nga fa di nëbbatu di naan te defoo ko kenn qu'est-ce que tu rigolade lañ koy jàppee. waaw foofu que ñoom daal ay genre dàq koor quoi. man gis naa ñoo xam ne sax ci net bi dañuy toppandoo yenn prêcheurs yi. di gis naa ko démb ñu woon ma ko di toppandoo yenn prêcheurs yi ni ñuy waxee ni ñuy kiiwee lan nga leen di wax. foofu message bi may lancer rek mooy que avant tout nit ki bu waxee ni jullit la. dafay def le maximum possible pour respecter li nga xam ne moom ak yàlla ñoo ko sekk. maanaam bu ma nee moog yàlla moo ko seeg mooy que li nga xam ne ni charia la ak sunna la te bu ñu xoolee ramadan bokk na ci 4e pilier boo xam ne ci islam la kon loolu noonu bu ñu fàtte ni mën nga nekk jeune waaye du tee nga nekk ci say activité te teewul nga mën a jaamu yàlla comme il faut et loolu c'est un message en lancé à tous les jeunes ñu xam ne ni tey ñun peut-être personnel de santé ou bien benn informaticien ou bien quoi que ce soit
nañu góorgóorlu ci diine parce que bu ñu xoolee ni maladie bi ak luñ ci mën a wax rek mooy nañu delluwaat suñu bopp la ñu jàngal ci lu wér ci jàngal bi mooy delluwaat sa bopp nag mooy tan fi ngay toog yow kese ba wettu sa bopp yow nga xam ne ni tey yaak yàlla rek lañ koy waxee nga foog ne ni foofu noonu li nga ci jaamu yàlla loolu la lay fay kon jeunes yi te jeunes yu ndaw ñoom ñooy dooni magu ëllëg suñu Serigne Baye Niass dafa doon wax ne ni mboolem àdduna pays boo koy kii nii da ngay xool ci ndaw yi mu ne yan ndaw mu ne ndaw yi nga xam ne dañoo jàng ndaw yi nga xam ne dañoo cultiver te yaakaar naa ni cultiver ak jàng yëpp ci roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam da roy ñu baax ñu kon ki nga xam ne dafay roy Baye Niass dafay roy Sëñ Touba dafay roy El Hadji Malick pour njub la ci wut kon nañ jéem a def le maximum possible ñu jéem a góorgóorlu ci wàllu diine bi ñu xam ne ni tey loolu rek mooy mujj waa ko loon puisse dire moo njëkk moo mujj te Baye Niass ni nga ko waxee rek daan na wax ne liggéeyal sa bopp la bañ a fàtte sa bopp jaamu yàlla bañ a fàtte sa bopp la pour ëllëg parce que loo jaamu yàlla rek dala koy dencal soobee yàlla xam nga docteur c'est bon Aïcha marhaban bi Cheikh Tidiane al-Amina بالقدوم للكون في شفاء Cheikh Tidiane مرحبا بشيخ تيجان الأمينة بالقدوم للكون في شفاء كيف يالو بعد الفراق سواء بلدتي ببرها ودياء Cheikh Tidiane هيدرا لداب ليلى فدردا صفو ودي صبوب في عباء حيمانا لكل قاتم وكتم حيمانا به ينال رجاء Cheikh Tidiane حيمانا لكل فار جليل استراوى من باره الأسفياء هيمنا لذو جداد كرامين يا له مفقر له وازدهاء Cheikh Tidiane عظما كلهم بدون انتراد خار شيخي وكلهم أولياء أحمد أصله محمد فرقان ثم مختار أحمد المفتاح ثم من بعدهم محمد فاروق قصورا عن إدراكه القدماء سالم أصلاب إذ أمري سالم أحمد لهم نوماء بين فاتحين بأحمد ابن علي نجل عبد الإله من الولاء قسام الله رجال الله بوسط الله بيد الله قسام الله رجال الله بوسط الله بيد الله إمام التاج آل الله وساقي سر آل الله Cheikh Tidiane ألوف الخلق معلوفون صفي الله برهام ألوف الخلق معلوفون صفي الله برهام لا أنت الحصن من كل مقوف القوس برهما سقور خالص الأما لولقوال برهما يليل الجنبل في ظلا قليز القلب برهما خوص من سجاياك قياس الخلق برهما إله الخلق آتاك زمام الكون برهما باي لقد أوتيك كن فيكون فضل الله برهما حبيب العقبى وأبو ولوج الكل برهما
أنيك كل جنواك سوى صانيك برهما باي جميل الجابل الكسري لمن وافاك برحما إمام الأولياء كلا بهذا الوقت برهما إمام الأولياء كلا بهذا الوقت برهما بروز الحق وتقي والإرفان برهما ألا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله قدره ومقداره العظيم amiin yaa rabbi macha allah. macha allah kontaan nañ lool si sa teewaay fii. macha allah xam naa ñu bari kontaan nañ ndax dafa bari soppe. maa ngi fàttaliku vidéo ba nga defoon si juma Kaolack ba. nga taxaw nit ñi ñoo la filmé mais vidéo bi dafa toxique. wër àdduna macha allah ñu lay ñaanal. ñaanal baat bi gën a. amiin 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 macha allah kontaan lool si dalaloon ko ta Francisca. yàlla wéral baat bi wax naa ko léegi nii. nekk ndaw du tere nga xam fi ngay teg sa tànk yal na yàlla sutural ko sàmm ko sàmmal ko boppam ndax ku mu sàmmal boppam raw nga raw. yal na yàlla taxaw ko. ñu koy ñaanal gudd fan ak wér. tubaar fa kàlla macha allah. di wax rek yow mi toog di seetaan di xale. wala nga nekk ci confinement ba daan def say fake news ak daan def yeneen defe naa beneen bu ëpp importance fake news ak fii di nga travel chèque fa ngay fekki parce que travel chèque booy tukki waroo yóbbu yenn somme yi soit nga jàll jubal ko ca banque ba mbaa nga viré ko ca compte ba moog la ngay fekk fee la rek titre foncier bi ñëpp am te kenn du ko xëccoo fala budda min chaque waa daa ca dem te kenn du ko xëccoo ku ne am na titre foncier kon jarta xeex jarta xuloo booy wut titre foncier kay di ci ngañ-ngañee xanaa bu àdduna waaye titre foncier moom da ngaa judduwaaleeg moom ku ne am na ko mooy fa ñuy mujjee kon nag su yeboo rek nga jéem a liggéey travel chèque fa loo mën ak loo am te xam ne àdduna bi booy dàqanteeg moom ginnaaw la lay doxee bu la xëtee yemal xiyaam nga yeewu jee ñu koy sant di ko gërëm Zeynab merci à toi aussi merci Tati ma lay remercier di joxe di ñaaxaat rek nee naa les troisièmes porter un masque rester à la maison et surtout sooy génn laver les mains sooy génn soo mën a yore aussi gel hydroalcoolique nga utiliser ko te aussi xale yi ñu bàyyi xel bu baax mag ñi parce que tamit feebar bi mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër ga amaan na ñoom duñ ko fa indi yow mi génn di dem di ñëw yaa ko fa mën a indi yow yaa leen mën a sàmm di remercier suñu invité bu baax a baax a baax di remercier tamit mbokku téléspectateurs yi di leen jox rek rendez-vous incha allah la semaine prochaine merci docteur merci bonne continuation merci man xarit yi ñuy seetaan ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu Zeynab di ko sant di ko gërëm moom tamit encore une fois de plus di ko ñaanal moom it yàlla suturaal ko ci li muy liggéey ak fu waay nekk rek di liggéey ñu ngi la koy ñaanal di delluwaat rek régie merci la régie ñu dellu soit ci plateau bi xarit yi ñuy seetaan ni ma leen ko waxee sànq rek ni leen alxemes dañuy daal di recevoir Zeynab ci saytu wérgu yaramu njaboot gi buñ ci paree tubaar fa kàlla ndax def na fi moom it tubaar fa kàlla ak invité am di Rahim Dia gis ngeen ko fi mu génn ci double casquette am macha allah yal na yàlla sàmm ko dellu si waat ci plateau bi recevoir Mouhamadou Lamine Thiam nee naa leen bu ñëwee day waxtaan ci fait de société yi ndax nag wala fi nee nañu lu def wuuxu te luy ay di njàmbat li ñu war a waxtaanee ànd na ak invité muy Mouhamadou Baro moom la invité moom it ñëw na ci li nga xam ne non seulement participation la ci société bi mais gën a ñaaxat askan bi rek wax leen ni leen daas fanaanal dafa baax ci nit defe naa Mouhamadou Lamine fi ma daaneelee foofu di nga fa mën a yëkkatee. waaw tabaarakallaahu sóoraale ëllëg. waaw daf ciy baax. waaw tabaarakallaahu xam nga àddina bu nekk rek boo ci indee. dafa am mission bi nga xam ne moom moo la fi indi. te saa yoo defee sa mission rek. xamal dina am conséquence. mu neex mu naqari. alaaji sëñ Abdou Al Amin dafa doon wax naan. waajuram daf ko oo ba mu ñëw ne ko. doom. yóbboo bul def lu baax di def lu baax di def lu baax gisoo si résultat. ba nga yaakaar ne lu baax dootul jëriñ. mu ne ko bul def lu bon di def lu bon di def lu bon ba doo ci gis dara. ba nga yaakaar ne lu bon dootul am conséquence. mu ne bis li baax ya ngay def dana dajaloo ya baax ya nga doon nekk di def. bis mu taw ci sa kaw nga yaakaar ne yàlla yow rek la xéewale. waaye nag bis lu bon da nga def lu bon muy dajaloo ya bon ya nga daan def. bu la ko soldee rek nga bu la ko yàlla wàccelee nga yaakaar ni yow rek la yàlla bind. tabaarakallaa foofu laay jaaree di nuyu
suñu mbokk téléspectateurs yi. di nuyu Sénégal yëpp di nuyu àddina bi yëpp di nuyu surtout waa RTS. tey nag dama la indil gan bi nga xamee ni personnalité la. moom mi ngi ci Mouhamed Baro la tudd. di journaliste déjà de profession. waaw ba pare nag nekk président de la président commission culturelle et jeunesse. sport ci Haut Conseil des collectivités territoriales. territoriales. tabaarakallah kilifa la tabaarakallah ñu ngi lay nuyu. jërëjëf di bëgg ci sa teewaay. waaw. ok jërëjëf Mouhamed Lamine. jërëjëf aussi Francesca. maa ngi nuyu waa RTS di nuyu téléspectateurs yëpp. ñu ngi lay fay. waaw di am mbégte. di wane aussi sama contentement. xëy na moom ñoo bokk milieu bi mais. miinantewuñu woon noonu wax nga dëgg mais témoignage bu ma bëgg a def rek. bu rafet ci contribution am. ak li nga doon wax léegi lu baax aussi du réer. ku koy def même bu la nit ñi gisul ci bërit. li ngay def mi ngi am impact te loolu am njëriñ la. ci pédagogie bi. merci ak manière bi mu koy defee. merci beaucoup monsieur Barry. xam naa ni way bi ñu génne léegi nii. di nga dégg waykat bi ne. yàlla dafa mel ni day wane boppam. waaw xam naa ne foofu rek la ñuy duggee. waaw yàlla day wane boppam. mu mel ni mbas yàgg na fee am. ay nattu yàgg na am ci àddina bi. am na comportement yi nga xam ne waa dëkk ba noonu lañ koy comporté monde bi di ko comporté woo. waaye boo seetloo ci yi nga xam ne mooy daw si suñu télévision yi. ñoom ñi koy way. dañ ciy àndax sax mel ni dañ cee kontaan. dañ ciy àndax di mu nekk amusement. est-ce que tey waruñu woon wane aussi beneen facette bu fekkee ne mbiru baatin tuuti sax bu ñu ko indee. que dañoo war a delluwaat ci yàlla. loolu par rapport à ça xam naa ne vite fait entrer en matière. waaw man defe naa li ma gis rek mooy nekk àdduna. yu mel nii mën na def di gëj ci àdduna ba nit ñi fàtte. yan comportement ak taxawaay lañ ci war a am. mais réerewuñu mbir ne. mën nañu nangul tamit sénégalais yi ak àdduna bi yenn erreur. mais fi muy amee solo du erreur yi ñuy def pour bañ a xam ban taxawaay la ñu war a am. mais fi muy amee problème mooy. ndax am na ay xeltukat. ak ay gëstukat. ak ay journalistes yu mel ni yéen. yu seen xel jëm ci loolu pour ñu préparer société bi. ci lu mel nii bu amee. ñu jàngat parce que loolu rek moo am njëriñ ci àdduna. parce que nattu yàgg na am ci àdduna. mais nan nga comporté woo ci nattu bi. ak surtout. nan nga jëlee ay taxawaay ci nattu boobu pour mën ci taxawaay bu bees bu nattu bi weesoo. loolu moom rek moo ci am solo. parce que nag àdduna bi soo seetloo yàlla ni mu ko bindee. ak ni ko gëstukat yi xalaatee. mooy ne que crise du lu bon. que mu nekk crise sanitaire wala mu nekk crise militaire. lu mu mën a doon. parce que dañu seetlu ne àdduna bi dëkk yi defarwaat yëpp ñu ngi déparé ci crise. loolu boo ci jël rek. première guerre mondiale deuxième guerre mondiale. moo indi européens yi ak américains yi taxawal ay institutions internationales. taxawal Nations Unies. crise Rwanda bi. comme deuxième exemple ci lu ñu gën a jege. moo ñu indi ci ay taxawaay yu bees am na feneen fu ma wax keroog ne crise Casamance bi. indi na Casamance taxawaay ak xalaatin bu bees boo xam ne. su amul woon. loolu du taxaw. mais nag nan la ñu war a fexee ba pousse sénégalais yi ñu jël ci ay leçons. li tubaab di tuddee résilience. mooy nga déparé ci lii pour taxaw bu bees. pour man loolu mooy défi bi gën a rëy ci crise bu mel. Nabi ma am lu ma ci dolli. xam nga ci sànq bi ñuy briefé maak yow maa ngi la naan wax naa fi temps yële bi muy doog a door ni gis nañ ci bateau le Joola mais ñun sénégalais li ñuy wax comme li ko docteur bi jóg léegi waxee la répétition elle est pédagogique te ñun dañoo teel a fàtte dañuy gaaw fàtte Sénégal bu dara amee ñun ñëpp dañuy jógandoo mais bu passé quelque temps rek ñu fàtte et on revient li tubaab bi naan chasse les habitudes et ils reviennent au galop loolu mooy problème bi ñun dañuy gaaw fàtte te comme ni ko monsieur Dia waxee ni ko monsieur Baro waxee léegi gis nga ñun jigéen ñi dañuy faral di wax man boog sama yëfu bopp dama naan yàlla buy defar day mel na kuy yàq dama naan ji koy tailleur la yor tegal sa jesner na jat met 100 000 mais buñ ko sisowul duñ ko ñaw léegi nag ci départ boobu ngay xamee fi nga war a tegee sa tànk li nga war a defaraat ak li nga war a bàyyi mais ñun sénégalais personnellement parce que Rwanda léeg-léeg nit dem Rwanda envoyé la photo ni la dafa set te jamono génocide yaag yooyu ak jamono yiñ fi tolloon métit yooyu gis nañu la fa xewoon mais dañoo jógaat taxaw nekk benn ka jiitu ñun topp ci seen ginnaaw njiit yi jàppalante xam ne réew mi ñoom ñoo ko moom ñu liggéey ko mais Sénégal xoolal kaay li ñuy wax ay jël oto di dugg ci ay porox ndool ak jël ay jakarta di jaar fii ak di def yi kenn xamul te yow ma koy def
du doxandéem du kenn yow mi dëkk ci dëkk bi la yow mi fa juddoo baaxoo fa mosoo génn sax réew mi finalement tu te dis que ñun ci suñu bopp la c'est nous hein c'est pas l'État c'est nous effectivement xam naa foofu laay jaare sax def benn appel ndaxte boo demee tey jii boo demee ministère des mines waaw ci buntu ba am na benn jaaykatu café bu fa nekk di ko fa jaay ñi dañ koy wër tey jii rek laa wax bu fekkee ni tey loolu kooku daloon na ko moom day nekk distributeur automatique ci feebar bi bu fekkoon ne dal na ko xam naa loolu benn kii la laay ma nga fa di jaay café mi ngi fa tey di jaay café ci buntu ministère des mines et de l'industrie xam naa ministre bi dañ ci dimbali ci loolu léegi par rapport ak li mu wax dafa am solo léegi tey su ma la newee plus jamais ça yow tey nuy déggee loolu léegi li xew léegi dañoo war a wañ baaraamu population bi pour teg leen ci yoon waaw man foofu loolu li ma ci tontu mooy pour man choc bi dañuy ñaan yàlla mu yem fi c'est-à-dire que crise bi quand même eggul fenn fi léegi nag pour compléter changement de comportement il faut que ñu compléter feebar bi beneen liggéey boo xam ne taxawaay la war a doon dëgg la loolu nag su amul pour man changement de comportement du am mooy li soxna Francesca doon wax léegi effectivement parce que réew yi changé aussi choc bi dafa metti de choc bi moo il faut que choc bi mu metti mu dal bu baax peuple pour mu jógee jëlee leçon ci dara il faut que nga choc bi metti ba bu jógee day xam ba mel ni kuy xamali ko jëga taxawaay bu bees mais nag ñun fii comme dañu baaxoo ne dara duñu dal suñu maam yi liggéey nañ ko suñu waajur yi liggéey nañ ko suñu sëriñ yi liggéey nañ ko xel mu dal boobu ñuy nekkee moo tax duñu changement bu gaaw ma jox la ci li muy wax léegi ma jox la ci exemple bu concret man dama tukki ci coupe du monde bi dem ba Russie waaw ma dugg ci gaar bi ñu fekk fa benn sénégalais moom bu ñu nekk sax suñu guide parce que xam na réew mi mais moom mi ngi jaay ci kii bi ci gaar bi mais man avant may ñëw comme je m'étais informé dañu tere kuy jaay ci gaar yi en Russie bi ma ko laajee mu ne ma ñun nag li nga xamul mooy benn xeet rek moo ñemee braver autorité bi malgré Russie nu ñu taree ci wàllu discipline mooy sénégalais yi ñun rek ñoo koy def c'est-à-dire que choc la loolu c'est-à-dire que loolu choc la c'est-à-dire que réew mbas mi réew yi ci commencé génn gum yëpp xoolal Chine Russie ak bu réew moo mën a jël da ngay xool ne ñenn ñi dinañ ko tuddee dictature mais discipline rek la discipline la dëgg la parce que réew dafa war a am defal ma def bàyyil ma bàyyi RTS bii ñu nekk bu doon ku ñëw buñ ne defal nga def naka su dul noonu bàyyil nga def mais désordre bi muy créer day tax liggéey du am asta maag nag ak réew donc pour plus jamais ça dafa war a am taxawaay bu acteurs yi di def état moo ci njëkk man pour man état bi war na profiter ci lii comme mi ngi tëriloo nit ñi 20 heures ñu koy respecté te avant loolu état mën na jël décision léegi ñu koy braver soo seetloo sax bu njëkk bi jour yi njëkk yi est-ce que amuloon ñu doon braver autorité bi waaw suñu nee tëddi leen ñu bañ a tëddi ci dàqante mais benn instant bàyyi nañ ko parce que am na lu ñu teg seen kaw ay daan wala fay loola xaalis wala bu dee xale la ñu bàccal la ba nga bàyyi ko mais léegi il faut mu am ñu taxaw ñoo xam ne dañuy déparé ci lii nekk fii tey di ko xeex gaa mais di fexe jàngee ci loo xam ne mën nañ ko teg nit ñi ëllëg ba suñu bëggee wax sénégalais yi liggéey leen wala def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi effectivement xam naa dañ koy gën a yaatal sax ndaxte boo xoolee est-ce que Afrique à partir ci feebar bi tey est-ce que mën nañu wax ni war na mën a léegi xalaat xam naa sax ñu ngi koy xalaat ñu ngi ci mais ñu gën a jël seen destin en main yow par rapport à ça ci côté dinaa la citeel ci côté pharmaceutique gis na li xew Madagascar ak agricole commercial ak ci yeneen i anam Mamadou Lamine xam nga léegi soxna Francesca dafa wax ne jàngat bu ñu war a def ci lii xam nga lu ma ci seetlu man gis nga yàlla wax na ko nee na buy defar day mel ni kuy yàq soo seetloo amul moment bu gën a propice Afrique ak Sénégal ak réew yu ndaw yi jóg te loolu feeñ na xam nga fan nga koy xoolal déjà commencé suñu njiitu réew yi discours président Macky Sall bi mu comme jëlee nguur gi ba tey amul discours bu gën a révolutionnaire discours yi mu def mujj gi nii fan yi il a intervenu sur la dette intervenir na ci nouvel ordre mondial lan lay tekki mooy ne que adduna bi dañu war a defaraat beneen adduna bu bees mais lan moo may suñu njiiti gis loolu
parce que dafa am lu leen yàlla defal ñun lu ñu yàlla defal mooy dafa feeñal vulnérabilité ci réew yu mag yi nga xam ne dañ ñu doon noot effectivement mais donc le moment est propice c'est-à-dire réew yu mag yi tey mënoo dëkk bu mel ni États-Unis bu ñu demee ba système de santé bi daanu man am naa ñaari xarit yoo xam ne dañu am coronavirus ay sénégalais ba wér faju nañu Paris mais mënuñu dem sax hôpital seen kër lañ fajoo wàll seen i jabar wàll seen i doom parce que système sanitaire bi attanul feebar bi réew yooyu doon wane ne ñoom mën nañu pare bay yóbbu ay guerre feneen di rey ay nit di faagaagal ay nit naan dañuy dimbale doomu aadama dañuy dimbale yeneen peuple yi tey ndeke ñun Afrique ñoo leen mën a dimbale donc ça veut dire que moment bi propice na pour ñu xoolaat suñu souveraineté garab yi tubaab bi di defar yëpp di ñu def ay comprimé mu nekk ay molécules yoo xam ne soo ko naanee dafay yàq sa organisme am nañ ko fii li ci des rek mooy chercheurs yi liggéey ci état bi jàppale leen ba ñu mën a taxawal dara mu am souveraineté pharmaceutique Didier Raoult débat bi posé wu ci àdduna bi mooy li mu proposé moo gën a moins cher te film yi sawaruñ ci artémisia bii nga xam ne dafa feeñ te feeñul tey yàgg na feeñ bien sûr parce que chinois yi la ñu waxoon ñoo ko découvrir tey président malgache bi li mu def rek moo ay gëstukatam dañ koo yóbbu ci ay laboratoire dosé ko parce que tubaab bi ñun loolu la ñu doon nappee mooy am ngeen garab yu baax mais mënu leen ko natt mooy tey suñu la nee kénkiliba baax na wala artémisia baax na dañ naan la soo demee automédication bi wala nga naan ci lu ëpp mën na la lor ñoom loolu la ñu wax mais suñu chercheurs yi donc seen rôle lan la war a doon mooy defar mbir mi ba ñu am souveraineté ëllëg mën a faj suñu bopp te duñu départ ci ay firme yoo xam ne dañ ñuy noot parce que firme yi quand même ñu ngi ñuy noot bien sûr pour ma jox la ci exemple bu concret bu ne firme yi dañ ñuy noot hôpital boo dem yow journaliste ngeen def fa 2 heures de temps di nga gis am na jour boo xam ne ci hôpitaux yi dañuy yóbbu ñuy tuddee les délégués médicaux dañuy indi ay garab ci seen sac waaw médecin bi dafa leen di may benn heure boo xam ne dafa leen di rencontrer pourquoi loolu bu ñu ñëwee dañuy indi ay cadeau des fois di ko jox médecin yi di leen proposer ay garab pour que médecin bi di bind seen garab au détriment d'un autre médicament mais loolu c'est du business États-Unis ma jox l'exemple lu tax feebar bi sonal leen parce que ñun réew yi nga xam ne ñun dañu rekk réew yu ndaw lu tax ñu gën a mucc ci feebar bi ci li tax bu weesoo ñaan yeeg barke bi loolu yëpp dañ koy intégré xam nga lan la am système de santé boo xam ne donte amul doole mais c'est public bien sûr États-Unis ils ont privatisé leur santé Obamacare bi mu ñëwee Obamacare bi mu créé woon dafa ne woon nañu delluwaat ci ñu rendre public système de santé bi ci en grande partie loolu kii ñëw nii démonter loolu yëpp dajji ko mais système boo ko privatisé de santé boo ko privatisé bu épidémie ñëwee du ko attan dëgg la mais Francesca soo defee enquête ci hôpitaux privés yi Mamadou Lamine ak clinique yi 90% yi tëj nañu parce que ban clinique privée mooy nangu def ci compte bancaire am ay millions dem di ubbi clinique am ñu koy wàllu feebar bi donc ils évitent de contracter l'épidémie la maladie le virus dem ba jël décision tëj seen clinique donc système de santé publique fi mu des nii ci Afrique bokk na ci li tax ñu mën a riposter ci virus bi donc loolu ay jàngat la aussi effectivement li mu wax ci boppam mooy dëgg ka fa jëlee kii bi santé ba moom it dana këpp ci kawam yal na yàlla suturaal ñëpp Modou Lamine xam nga waxtaan bi am na solo waaye nag dañuy dem régie xooli élément te dellu si waat njiitu réew yi nekk UEMOA yokk nañ seen taxawaay ci li nga xamante ni moo di xeex gi ñuy xeex coronavirus gannaaw ba ñu amalee ab ndaje ci visioconférence am na ay dogal yu si jot a rot yi si gën a fës ñu jàpp si xayma gi ñu xayma koppar yi nga xamante ni war nañ ko jox dimbale ko réew yi nekk biir UEMOA mu toll si lu ëpp juróomi junni milliards ci suñu xaalis di CFA boobu fekk na tolluwaayu koom-koomu dëkk yi nekk biir UEMOA indi na itam njàqare ak tiitange ndax li ñu jot a def si ay prévisions moo di taux de croissance bi dina wàcc bu baax a baax dem ba 2,7%. lu jëm si dundinu askan wi UEMOA am na si njàqare ndax dina am ñoo xamante ni ñoom jàpp nañ ne xiif dina leen sonal looloo waral ñuy ñaax njiit yi ñu bàyyi xel bu baax ci néew ji doole yi si jamono ji nga xamante ni moo di jamonoy coronavirus. lu aju itam si njënd meeg njaay mi jàpp leen ne dina am ay rëq-rëq. UEMOA di taxaw temb ngir ñu jël ay matuwaay yokk lëkkaloo gi diggante réew yi ñu gën koo fësal ci wërgu yaram
ak paj mi rawatina ci wàllum épidémie tàggat liggéeykatu kër docteur yi itam bokk na ci seen gis-gis ngir ñu gën a mën a jàmmarloog coronavirus. UEMOA feddali na ànd gi mu ànd ak Union africaine ngir ñu dakkal li nga xamante ne moo di bor bi Afrique ameel réewu tugal yi. wax nañ itam ne bu ñu fàttee benn yoon xeex bi ñuy xeex terrorisme ak itam dellu di ñaawlu li nga xamante ni moo di enlèvement wu opposant malien boobu di Soumaïla Cissé. merci la régie comme ni ko ñëpp waxee rek Baro wax ko ñëpp wax ko gis nga ordre ci lu mu am rek doo sonn parce que boo amee ku jiitu maanaam ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la naan tegal fii sa tànk su ko defee yow doo fa kastal doo am problème ñun nii comme léegi ni ma waxee maa ngi doon tooñ naan kii mais loolu moo am suñu médecin d'entreprise ndax ku ñu seetlu depuis lundi ba léegi masque la ñuy takk médecin d'entreprise bi léegi la fi jóge Mbaye Diop xool distance yi ni c'est réglementé ñi nga xam ne tàmmuñu masque di fat sama classe gi booy wax wàcceel ñi ci des yéegal ku ci nekk bu sa morom di wax nga yéegal sa masque soo ko toppee maanaam moom mi nga xam ne xam-xamam màcc na ci loolu mu ñëw vérifier contrôler wax la nga topp ko sa jàmm la bëggal dëgg la bien sûr waaw parce que bu dee kër gu mel na RTS la ku nekk ngi ci liggéey mais fii ñëpp a takk masque ñëw na ci suba gi léegi ni ñu gis naa ne yéen da ngeen di fatt mais kuy wax mën ngaa wàccee soo paree yéegal sa morom wàccee ba sam wax mi ngi lay sàmb ainsi de suite mais sénégalais boppam moo raw daakaande bu wow ko da nga koy wax wala boo ko ne mbedd mi bu fi jaar il faut mu jéem a yër lan ne ca mbedd ma ba tax nga ne ko bu fa aw est-ce que xamati dañu Dakar de sax waaw jaa ngi noonu léegi li nga dox ci ordre boobu waaw xam naa tontu bu gaaw rek est-ce que dëkk ñun ñu ngi naan dañoo bëgg a développer mais développement est-ce que mën na am te doo ko teg ci te doo tegu ci yoon mu ngi noonu de waaw doo teg nit ci yoon et puis di nga war a nangu ñu teg la ci yoon c'est-à-dire que loolu surtout ak ñi di jaar ci ñàll yeeg di kii c'est-à-dire loolu mënul nekk ci ñaari fànn ci question état déjà mënul nekk ci état ci réew ci diine mënul nekk xam nga dafa am benn borom xam-xam buy wax ne yàlla su ne julli leen defar sàppe yi waaw bu dara dox seen diggante du julli bi moo ko intéressé parce que am na ñu koy jullil waaw depuis mu sàkk àdduna bi tey bàyyiwuñu ñi rukkoo nañu bàyyiwuñu ñi sujjóot nañu bàyyiwuñu mais nag li mu ci bëgg mooy suñu ne defar leen sàppe yi da ngay gis kuy xuloo ndax sàkke bu jubul te su génnee moom mooy créer désordre RTS dëgg la da ngay gis koo xam ne day wax ne nañu juggu jàkka mbooloo te su génnee ci biti garage ba mooy tas mbooloo yi waaw non c'est loolu mënul nekk discipline yàlla su nee heure yi waxtu yi julli yi telle heure la dëgg la bëgg na sooy dem voyage wala ngay dem liggéeyi nga def ko ci waxtu bi ñu ko bëggee dëgg la donc discipline développement aussi mënul nekk dëgg la réew mii ñuy nekkee nii wallahi c'est pas du ay waxantu suñ demee ba dugal ci PSE par exemple lu ñu tuddee wàllu nitee doomu aadama pour defar nit ñoom seen bopp xam nañ ne état bi xam na ne mënuñu defar réew mi te tabaxuñu doomu aadama dëgg la doomu aadama mooy tabax économie bien sûr mooy yenu économie te mooy jëriñoo économie dëgg la donc mënoo ko bàyyi en rade ba pare bëgg yow sa réew taxaw déedéet mënul nekk mun ne foofu sax laa ñëwee sax ci rebondir ci jeunesse boobu noonu mu ngi est-ce que jotul jeunesse bi jël seen destin en main et puis jàpp ni ku si nekk entreprise buy dox nga que di tey ñëw Dakar bàyyi tool ya fële daal di ñëw Dakar est-ce que jotul parce que tey ñu ngi di distribuer ay dund mais tey est-ce que du jeunesse bi ku si nekk tey bu ñu fekkoon ni toppatoo woon nañu seen tool yo jéem a jël seen kii en main est-ce que du ñu nekk entreprise buy dox ba pare ñoom sax ñooy dimbali waate jamono bi loolu nag dañ ci war a loolu nag surtout médias yi war nañ ci jàpp état bi war na ci jàpp ñu proposer suñu jeunesse bi modèle parce que yàggul yu bëri ñuy wax fii du 40 ans il y a 20 ans barki démb sama mbokk séeréer nañ ma baal dama def benn publication ne comme ñi ngi rendi ba war a dem bay am risque jël feebar bi ci buntu boulangerie lu tax du ñu dellu ci fonde yeeg ruy yeeg yooyu ñu doon lekk ñun mu nekk suñu consommé local am ku ne ma non ma ne ko non loolu yàggul suñu waajur yi dañ doon wax ne ceeb bi jóge bitim réew dafa am xet parce que mosuñu ko woon tàmm loolu motul 20 ans dem léegi ci réew mi ba mu ñu mujj gi lekk ceebu importé moo la gënal lekk sa ceebu réew c'est-à-dire que il faut que ñu delloo modèle doon njoganiku rek de waaw mu laa ci gis il faut que ñu proposer modèle bu bees modèle boobu nag médias yi ñoo koy njëkk a transporter état bi imposer ko parce que média aussi wax nga ko léegi munoo nekk ci mbas artiste di wëy mbas mel ni kuy wëy kontaan lu neex wala di ko dóoree wala di ko utee alal mënu nekk parce que yaa ngi seetlu
am na artistes yoo xam ne par exemple Michael Jackson. waaw am na clipam bu yaa ngi koy wax sànq. waaw bi ñuy préparé mooy bu ñuy waxtaan ci wàllu écologie. ak gàncax bi ak nu ñu war a gàncax sàmmee. bi. parce que c'est de l'art. la musique c'est de l'art, c'est une mise en scène. munoo di wax ci lu war a changer comportement wu doomu aadama. waaw yow sa bopp nga koy wax ci melokaan boo xam waaw. ne. nit ki bu su jógee. du changer du changer du changer. donc il faut que mu yàgg day yaakaar danger amul daal. xam naa di booy dernière question. parce que kii jeex na. waaw. xanaa nga tàgg. waaw posé ko mu tàgguwaale rek. mu waxtu bi jeex na parce que moom kenn du ñëw kii te doo ko laaj wàllu diine. waaw zaharal fasadu fil barri wal bahri bi maa kasabat ay dinaas. yàlla nee na. constaté naa yàq bu bëri ci géej gi ci jéeri ji. waaye yëg naa ne loxo doomu aadama jógewu ci. génn ci te bis topp mooy jii di waxtaan ci wàllu diine bi. da ngay sentir booy waxtaan yaa ngi jël sa sëriñ. mel na ni waxtaankat léegi ay gaarawaale par rapport ak beneen sëriñ. est-ce que discours boobu tey warul changer que ni tey ñëpp ñu ngi œuvre ci yoonu yàlla. sëriñ ñi sant ñu leen lool. waaw xam nga mag ñu baax ñi Sénégal dañu teg ci yoon ba pare. waaw mais ñun léegi dañoo jël diine ji bëgg ko def fond de commerce. ak rivalité. rivalité. bëgg a jël diine bu nekk ut rappeur am. tarixa bu nekk am ci ñenn ñoo xam dañuy. diine yi bari wuñu sax ñeel ñi fi représenté ñi ay kër la ñu fi toogal diine ji. alors que ñoom benn la diine ji benn la amoon benn objectif. amoon benn taxawaay mais léegi da ngay gis diine bu njëkkaan. boo ci dugg conviction moo la ci dugg. mais bu dee léegi concurrence la am na lu dangereux loo xam ne ñu ngi koy boyal léegi. mooy ñii wàllu santé. ñoom dañuy wax ne cas bi fi la jóge cas bi fi la jóge pourquoi ñenn ñi di utiliser information yi pour di ko jëlee Touba contre Tivaouane Tivaouane contre Touba c'est des choses yoo xam ne état waru ko seetaan te kilifa diine aussi waruñu ko seetaan c'est-à-dire que dañ ci war di ci veiller lépp loo xam ne day créer fondamentaux c'est-à-dire que day créer unité ci réew moo jara sàmm waaw surtout nag dans les médias ñu moytu bépp wax boo xam ne day créer dérive ñu empêché ko tere ko tëj bunt yi ba loolu du am jeex na moo tamit bàyyi ko mu tàggoo heure bi jeex na heure ñu ngi bi leen jeex di na gërëm di leen sant de toute façon man am naa mbégte teew fi comme ni ma waxee woon ci njëlbeen tabarakallah parce que déjà yéen ñi animé émission bi ci lii seen taxawaay lu am solo la merci beneen bi aussi médium bi nga koy defee média public la lépp lu état war a taxaw yéen a ci war a jiitu tabaarakallah ñu leen di gërëm di leen sant merci Baro waa mbokk yi xam naa damay tàggatoo rek xam naa ba jeudi incha allah incha allah rabbi xarit yi ñuy seetaan ñuy sant di gërëm Mouhamadou Baro waxtaan bi am na solo Mamadou Lamine Thiam Zeynab docteur Dia ñëpp rek di leen wax ni leen ni mu ko waxee kilifa yi ñoom ñëpp réeroo wuñu ku ci nekk mbokk sa morom nga kon boo yemee ci gaamu taalibe rek te xam ne foofu nga jokk fa te yem fa soo ko defee doo sonn li wala fi naan yemal ci kuddu ñu yeb la ci gayet boo ko defee rek doo sonn boo xamee sa place toog fa kenn doo sonal kenn doo xéewale kenn bañ itamit dimb boo diine ji yor sa kurus gu gudd loo taka boo ko tegee bu subaa yaa ngay yàq feneen amul benn njëriñ nañu yendu jàmm di ñaanal ñëpp weekend du jàmm ak salaam